mbégte tey ci bés bi tey di leen jagle loolu leen waxtaan ak won leen li ñu nar ci Léopold Senghor bu liggéey bi pare li ñu nar ci Elimanène Fall bu liggéey bi pare li ñu nar aussi ci Lamine Gueye ak Aline Sitoé Diatta muy lëkkaloo bu Sénégal lëkkaloo ak République populaire de Chine ñu war ñu gunge ci defaraat infrastructure sportive yooyu gis ngeen léegi li ñu leen woon ci Léopold Senghor nga xam ne dinañ koy transformer totalement def ci lu toll ci $20 milliards ci francs CFA mu nar a am ay ascenseur am yeneen i commodité comme ni ñu gis ci stade Abdoulaye Wade loolu lu am solo la pour sportif Ndakaaru yi mais sportif Sénégal njiiti réew mi lim ñu digal mooy nañ ci gaaw liggéey ci liñ ci war a liggéey parce que Sénégal nag toll na foo xamante ne xalaat na mun a organiser fii ñu jëm li ñu tuddee Coupe d'Afrique des Nations du football bu senior bu loolu wéyee it am na lu ñu leen fi woon muy ñëpp xam nañ ne suuf si wër Léopold Senghor ñu nga fay def fa ay li ñu tuddee ay garage yu mécanicien ay ñu fay jaay yeneen ak yeneen loo xamante ne méngoowul ak sécurité stade boo xamante ne dañ fay jongante ñu xalaatoon ci projet ba moom won leen ko mooy projet bu am solo boo xamante dinañ fa def centre d'accueil pour ay ndaw def ci fu ñuy defee entraînement lutte def fu ñuy defee yeneen i entraînement waaye fu ñuy tàggate yaram ci basket handball ak yeneen ba nga xamante ne lépp wàllu tàggat yaram dina occuper espace bi day permettre non seulement ndaw ñi nekk Grand Médine ñi nekk Patte d'Oie ñi nekk Parcelles Assainies ba Guédiawaye ak feneen dinañu fi mën di ñëw di fi def tàggat yaram loolu it di projet bu am solo bu ñu xayma ci $9 milliards commencé nañu inscription yi def ci $700 millions d'abord pour que mu mun a démarrer nekk phase bu njëkk ak beneen phase bu ci tegu bu paree li ñu leen won noonu la war a mel waaye bu loolu wéyee it won nañ leen li nga xamante ne mooy fi Marouis Ndiaye jëm parce que Marouis Ndiaye bu ñu waxee basket Sénégal il faut ñu tudd ko muy salle bu am solo boo xamante ne ci taarixu basket bind na ci lu bare am nañ Dakar Arena waaye jaaduwul it ñu seetaan Marouis Ndiaye moo tax ñu engagé liggéey boobu am na inscription bu 300 millions mais maquette bi moom la ñu wane léegi ñu ngi ci liggéey bi pour attribuer ko et continuer liggéey bi nga xamante ne suñu li ñu namm paree dina mucc ay dina mel ni nga xamante moom lañ leen woon waaye Sénégal yemul ci loolu da ngeen di xam ne dañuy dem ci Jeux olympiques de la jeunesse 2026 ñu war a defaraat li nga xamante ne mooy stade Iba Mar xam naa ne daje nañu ak bailleur de fonds yi ak comité olympique liggéey nañ ci lu am solo ba nga xamante ne dinañu ko soppi complètement xar kanamu Iba Mar Diop bu ñu koy defar it dinañu defaraale li ñuy tuddee le tour de la muy piscine olympique parce que foofu la ñuy jongante li jëm ci natation kooku it dinañ ko defar ba nga xamante ne day répondre aux normes internationales am na liggéey it bu ñu war a def ci biir caserne Samba Diéry Diallo parce que xam ngeen ne équitation fa la ñu koy defee ak yeneen jumtukaay yi kon bu ñuy xool Sénégal dañ ko soppali chantier ci wàllu infrastructure sportive te ni ñu koy defee Ndakaaru noonu la ñuy góorgóorloo it ci yeneen région yi pour jàppale ndaw ñi ñu am fu ñu tàggate yaram loolu nag bu mënee am parce que dañoo am président boo xamante ne mu ngi ñuy déglu ñun ñuy acteurs sportifs yi te di andi saafara ci suñuy jafe-jafe tàggat yaram nag kenn mënu koo def mel ci ni nga ci war a mel te amoo foo ko defee surtout mu mucc ayib loolu moo waral tey ñu dugg ci façon infrastructure sportive yi parce que bu ñu jëlee Léopold Senghor na mu bindoo na le danañu ko soppi ba nga xamante ne ku fa nekkati ni ngay toogee stade Abdoulaye Wade noonu ngay toogee fi nga xamante mooy Léopold Senghor mooy ku ci nekk di nga toog ak sa chaise li ñu ciy ñaan rek mooy ni ñu ko defee arène nationale di ci gis lu ñu naqari du ñu ko gis ci beneen infrastructure sportive mooy koo xamante ne bu xol bi naqaree tuuti rek mu fam toogoon lay buddi sànni defe naa ne loolu it dina ci jàngat bu am solo yow directeur bi jiite wàllu infrastructure sportive il faut ngeen xool ak entreprise bi pour ñu def fa loo xamante ne du yomb nit ñëw rek déviser ko sànni parce que boo dajeek lu la naqari da ngay uti pexe yi ñu war a wut mooy nañu changer structure yi nga xamante moom la ñu toog na nekk plastique yu gën dëgër mais na nekk loo xamante ne nit du ko mën a déviser ni rek wala mu mer rek xëcc ko dindi ko di ko sànni fen
loolu defe naa ne war nañoo jàngat lu am solo li ci des nag mooy sant leen yéen ñëpp gërëm leen di leen jox rendez-vous ci kanam tuuti ci 17h ci musée des civilisations parce que lii nga xamante ne wër nañ ko ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey yàlla jagleel ñu ko waa Ndakaaru gis nañ ko mais waa banlieue bi gisaguñu ko waa ñi nga xamante ne mooy région yi gisaguñu ko te kilifa réew mi dafa santaane ko comme ñun ñëpp ñoo ci am bànneex ñun ñëpp ñoo ko doon wut ko ñu jegeel ko population yi dem ci capitale régionale yi accompagner leen won leen ko et puis ànd ci aussi ak sportif yi ak artistes yi wane ne Sénégal benn la équipe nationale ñëpp la soxal équipe nationale ñëpp ñoo ko bokk moo tax tournée bi gouverneur yi ñoo koy organiser su ko defee caravane bi bu fa demee ànd ceeg gouverneur yi ànd ceeg toutes les autorités ñu mën ko woon l'ensemble du peuple sénégalais kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam